ah yombul woon de. yaa c'est pas évident ñu am ko ci plateau bi ndax liggéeyam bari na. jamono yii ñu toll nga am docteur wala nga am médecin wala nga am ministre de la santé sur un plateau de télévision nekk na jamono yoo xam ne seen liggéey dafa tar seen liggéey bari na seen liggéey mayu leen jot mais tamit dafa bokk ci seen liggéey ñii ñëw léeg-léeg di waxtaan ak askan wi wala professeur du noonu. waaw noonu la. bokk na ci seen liggéey léeg-léeg ngeen di ñëw di waxtaan ak askan wi di leen di yee parce que léeg-léeg ñuy gis feebar yoo xam ni ñoom duñu xam lan la te it feebar yooyu kenn du ko waxtaanee dans la société. waaw loolu moom dëgg la xam nga médecin moom li yitteem lépp mooy di mën a dem di wax ci wàllu feebar parce que ñun sunu lépp mooy def tout ba koo xam ne am na jàngoro rek ñu ñëw ba jàngoro bi dañ ba ñu faj ko daal ñun daal loolu mooy suñu taxawaay ci askan wi. Adama lan mooy hémophilie wala laajal ma ko loolu ba pare. bala ñoo dem. waaw bala ñoo dem professeur la mooy hémophilie. waaw hémophilie dañuy wax ni feebaru deret la feebar la boo xam ni ki nga xam ni daf ko am dafay fekk ni waajuram bu jigéen da koy am moom moo ko koy jox léegi li muy def ci nit bi mooy bu fekkee ni moom dafa dagg war a nàcc xam nga normalement su fekkee da nga dara jotu la. boo nàccee bu defee ay 10 minutes 15 minutes dafa war a taxaw su fekkee da nga am hémophilie nag nàcc boobu dafay prolongé wu day dem ba def 1 heure de temps wala 2 heures de temps su fekkee ni kenn faju la donc li ñu mën a wax daal mooy loolu feebaru deret la boo xam ne dañ koy doon ak mais particularité mooy que jigéen yi ñoom ñooy yor doomu jàngoro bi mais góor yi ñoom ñooy feebar malheureusement. saignement bi bu ëppee 2 heures de temps mun na sax andi ay complications dinañ ko gis ci kanam ñu dem seetaan élément bi nga xamante ne Amago Robert Niang moo ko daal di réalisé maa ngi koy wax sànq ay témoignages ay confidences nit yoo xamante ne soit dañu am hémophilie wala ñu am mbokk ba am hémophilie ñu seetaan te ñëwaat. Ramadan ya Ramadan ya nafha suma desi woon benn bés ci dunya. fii ci siège bu association sénégalaise des hémophiles la ñu joxante dig daje soxna si jóge ba Malika taamu ñu bañ a wax turam moom nag doomam moo amee lii di jàngoroy hémophilie lu ëpp fukki at ci ren mu koy taxawu saa su ne. sama doom bi mu amee 1 an laa xam ne am na feebar bi mu ko njëkk a daaneel. loxo bi la ko daane ñuy métti loxo bi néewi fu ne ma dem après papam ne ma dama yóbbu ko ci mocckat yi ma xalaat ma ne ko bàyyi ma yóbbu ko hôpital Fann bi ma koy yóbbu sax moom d'accord ci wante maa xëy rek ne ko bàyyi ma jëm ko yóbbu bi may ñëw suuf naaj bu tàng gër ma ñëw xaw ma sax fu may jaar maa ngi jaar ci buntu bi fee di laajte expliqué leen ñu bindal ma kayit ba ma ñëw fii depuis boobu ba léegi nag amul jàmm. xanaa at yi rek la tane presque wante depuis boobu mu sonal ko lool après loxo bi mu bàyyi mu daanuwaat tànk bi néewi. feebaru doomam bii nag dem ba soppi lu bëri ci dundam. mu metti lool metti ci man trop dama koy boot fu ne ma jëm ak moom fu ne taxaw naa fa fu ne dem naa fa. des fois da ngay jékki tànk bi metti wala loxo bi néewi après day metti sax ndax danga koy bëgg mu toog te moom xam nga rek xale. bu tolloo ci fa pour nga téye ko problème la da ngay sonn damay bëgg a dem fenn bala may dem fenn dama koy dénkaane mbaa ma taxawu ko xool ko am fu ma ko teg daal doo dem bu ma demee fenn sax sama xel du dal. keneen kuñ fi dajeel Thierno lay wuyoo moom it bu mu nekkee tout tànk ba tey jii mu ngi dund ak jàngoro yi hémophilie mu dem ba gàllankoor sax lii di jàngam. ak naa sama jàng depuis parce que auparavant dama naan jàng dama naan am samay problème du ma fini année bi dama naan gaañu tout le temps du ma mën a terminer sama examen yi tout le temps mooy di ma bàyyi quoi benn yoon. mu yëngatu woon lool bu muy nekk gone. dama terrible woon nag. waaye feebar bi daan ko tënk ci lu bëri waaye tam mu ñuy xamal ni ay waajuram taxawu nañ ko bu baax. dinaa feebar moom métti na trop moom
franchement parce que c'est lépp day limité doo mën a def lépp y a tout chose am na ne moom si affaire yëpp dañ koy limité quoi par exemple di nga bëgg a def comme sa morom yi mais doo ko mën a def xam nga affaire bi du la ko permettre da ngay blessé tout le temps dinaa blessé man comme par exemple man soo blessé naa toog soo blessé naa toog presque 2 semaines du ma génn gàll mooy toog ba wér soo génn. Thierno bokk na si ñetti téeméeri waay tawat yu bootu si ASH di kuréel bu ëmb hémophile yu Sénégal. hémophilie feebaru deret la feebaru deret mooy maanaam tey man mii hémophilie bu ma daggee sama deret dafay yéex a way maanaam day yéex a coagulé koo xamante ne hémophilie amul hémophilie bu daggee tey wala muy am nàcc-nàcc boo xamante ne parce que nàcc-nàcc bi tam foog ñu wax ne mën na nekk nàcc-nàcc bi génn sa yaram wala si sa biir yaram hémorragie interne. ASH mooy association sénégalaise des hémophiles ASH ñu ngi ko créé dans les années 90 suñu ay mama ak ay hémophiles yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu fi jiitu tey ñoom ñoo ko taxawal. liñ ko taxawalee nag lu dul jàppale hémophile yi xamal tamit askanu Sénégal bi ne hémophile lan mooy hémophile am na fi ak naka lañ mën a def tey ba ñi nga xamante ne am nañ hémophile ñu mën leen yombalal seen dundin ak seen nekkin ci biir askan bi. seen liggéey bokk na si yeete si lu jëm ci jàngoroy hémophile yi ak jàppale waaye tawat yi si garab yi ak yeneen yu jëm si prise en charge jàngoro bile fii ci Sénégal. mais comme ni ñuy wax rek ak ni ko spécialiste yi waxee day prévalence 1 sur 10 000 la donc tey boo jëlee population Sénégal bi mu ngi ci 16 millions bu dee 1 sur 10 000 donc ñu ngi ci yoon war a mën a am 1600 hémophiles mais comme nit ñi xamuñu bu baax la muy hémophilie xamuñu feebar bi tamit moo tax ñu ngi ciy dox luñ ci mën pour xamal nit ñi ne hémophile bi mi ngi fi. ñu ngi taxaw moom macha allah wax dëgg yàlla nag temps yii passé tànk yi sax dafa amoon problème ñoo ko fayal ñu def massage dama jékki-jékki dañuy woo ma ne ma andi ko wax dëgg yàlla ñu ngi may taxawul boo hôpitalisé xaaj bi yëpp ñoo koy fay boo toll ñu ngi lay woo di la laaj sa wér gu yaram naka mu def wax dëgg yàlla macha allah ñu ngi may jàppale bu dul ñoom ginnaaw yàlla dina gën a metti lool waaye ñu ngi may jàppale trop wax dëgg yàlla. seen yitte bu gën a mag jamono ji mooy. nguur gi dugal loxoom bu baax ci garab yi ngir mu gën a yomb ba ñu mën see jot saa su ne. PNA amoon na commande bi mu ci passé su ma juumul depuis 2019 la woon mais mécanisme bi tax ñu jënd garab yi boobu lañu définiragul parce que garab bi cher boo xamante ne. man bu fekkoon ne su ma jëlee sama kaaman bu may piqûre li may piqûre war na mën a. bu ndaw bi may piqûre rek boo moytuwul di nga ko jëndee 400 000 ba 450 000 ci misaal ça dépend nag parce que piqûre bi sa poids day joué ak yooyu mais garab bi moom cher boo xam te boo ko jëlee benn fan lay durer sa yaram foog nga ñëwaat jël donc xam nga loolu dafay xaw a yem fu mu ne nii ñu ngi waxtaan ak ministère ñoom tam bon c'est vrai que sotteegul mais ñu ngi ciy def ay jéego di ñaan yàlla mu gaaw sotti bu ko defee au moins bu don yi ñëwul nga mën a am benn disponibilité fii boo xamante ne tey état bi jëndal na ko bàyyi ko fii ñu mën ko utiliser. waaw ci nu mu gën a gaaw parce que fan yi passé amoon nañu rupture te xawoon na metti trop ci ñun. If I had just one day left to live, suma dese woon benn bés ci dunya. Ramadan ya Ramadan ya naf. Amagor Robert Niang merci Amagor Robert Niang Adama Anouchka Ba dafa mel ni jafe-jafe feebar bi dafa ànd ak une note de tristesse dans le reportage. waa yéen sax du ñàkk sentir ngeen ko mu doon ay témoignages à cœur ouvert yu poignant vraiment di remercier Amagor Robert Niang sama collaborateur de tous les jours. Alors docteur ñu gis ne reportage bi jël na en compte plusieurs aspects yoo xamante dinañ ko faram-fàcce sax léegi mais fi ma bëgg a tàmbalee mooy yaa ngi koy wax sànq ci définition bi hémophilie dafa nekk feebar boo xamante ne feebaru deret la c'est héréditaire nit ki da koy judduwaale wala sax mun na ko dab. À quel moment la ñuy gis ci xale surtout loo xamante ne nii mun na tax ñu ne kii dafa am hémophilie. waaw xam nga hémophilie comme dañ koy donn ñi ngi koy gis ci xale bi
ci moment bi nga xam ni ci lay jàng dox di raam xam nga instant boobu xale bi dafay daanu léegi nag su fekkee dafa daanu li ñuy jëkk remarqué mooy que oom yi dafay neewi bu neewee day yàgg day neewi ba pare dafay metti trop beneen bi mooy su fekkee ni xale bi dafa am teint clair da ngay gis ni ci muscles yi day am lu ñuy wax ay bleu maanaam day bu daanoo rek day mel na kii bi dafa def benn tache ci yaram bi loolu day tax ñu xam ko parce que loolu bu fekkee ni forme sévère la am maanaam xam nga bu ñuy wax hémophilie liy manqué ci yaram bi mooy dafa am ay protéines xam nga yaram bi liy tax bu nàccee mu gaaw a taxaw day fa am protéines yoo xam dafa dem 1 ba 13 léegi protéines yooyu dañuy manifester en cascade c'est-à-dire que bu bii activé woo day activé moroomam ñu def noonu ba deret bi way léegi nag dafa si am ñoo xam ni forme sévère yi la ñu am ñooñu seen yaram maanaam du defar numéro 9 bi wala numéro 8 bi parce que loolu mooy hémophilie mooy 8 bi day manqué muy hémophile A wala 9 manqué muy hémophile B. ñaari façon hémophilie yooyu ñoo am. ñaar yooyu moom moo am te ñaar yi boo ñëwee ci benn famille benn kese moo fay am te bu fekkee ni forme sévère la ñëpp ñi fa nekk dañuy am forme sévère léegi nag forme sévère yooyu nag moom ça ne veut pas dire que ni nit ki day gaañu rek nàcc non même boo gaañuwul da ngay toog rek nàcc bi ñëw de manière spontanée maanaam mën nga tëdd jóg sa lal wàcc pour sol sa dàll rek nga gis ni doo mën a yëkkati sa tànk dafay gaaw neewi ci biir ba pare metti moom saignement yi li ñu koy gën a mandargaal mooy du saignement yoo xam ne souvent day génn maanaam ay saignement interne lay doon. hémorragie interne. ok ay hémorragie interne lay doon te souvent ci oom lay nekk ci kii lay nekk ci articulation lay nekk. généralement wala ci muscle bi en tant que tel maanaam suuxu yaram bi donc ce qui fait que loolu mooy doon danger bi. bu fekkee ni nag nit bi forme modérée la am wala forme mineure yooyu il faut mu gaañu. wala mu def benn opération wala mu doon ay circoncision yooyu mooy tax ñu xam ko. mais à quel moment lañ mën a poser diagnostic bi parce que bu ñu xoolee ci reportage bi soxna bi njëkk a wax doomam il a 13 ans am hémophilie nee na ba muy doog a gis dafa daanu tànk bi néewi moom xalaatul ne feebar la xalaatul ne complication la li mu njëkk a def mooy dem yóbbu ko ci pour ñu dem moccal ko donc à quel moment lañ mën a poser le diagnostic. waaw xam nga lii coow bi mooy hémophilie nit ñi dañ ko xamul même dans le milieu médical à part ñun spécialistes yi en hématologie ñu bare xamuñu ko loolu moo tax souvent diagnostic bi di yeex te normalement boo xasee gis sa doom mu fekk ni dafay jàng dox mu daanu nga gis mu neewi wala mu dagg nàcc bi waroon taxaw ci 10 minutes dem ay 1 heure de temps li ñuy njëkk xalaat mooy hémophilie donc malheureusement comme nit ñi xamuñu ko bu baax souvent diagnostic bi day tardif te dans notre contexte li mode de circonstance de découverte yi souvent circoncision lay doon parce que circoncision mooy première chirurgie ci suñu ci xale bi. donc le lien est établi entre l'hémophilie et la circoncision. oui c'est-à-dire que ñun bu ñuy suñ dernière étude yi day wan ni 12% de nos patients fu ñu koy xamee mooy bu ñu leen circonciré ba pare xam nga dégg nga président de l'association des hémophiles muy wax ni tey Sénégal ñu ngi doon xaar pour ñu am ay 1600 hémophiles minimum mais ce qu'on suit ñun li ñuy gis autour de 300 la donc y a pas mal d'hémophiles yoo xam ni tey lors de la circoncision lañ leen perdre doo xam fan la et jusqu'à maintenant ñun au niveau du centre national de transfusion sanguine ñi ngi continuer di recevoir ay circoncis yoo xam ne dañuy saignement bi du taxaw te yooyu dañ ñu koy indil da ko defee ñun ñu def diagnostic bi. mais est-ce que loolu cela veut dire que kon hémophilie góor rek lay daal. waaw hémophilie wax naa ko ci njëlbeen bi feebar la boo xam ne particularité mooy jigéen moom mooy yor doomu jàngoro bi parce que ci chromosome X lay nekk
mais moom jigéen du feebar jigéen bi nga am moom du feebar mais doomam yu góor yi ñoom lay jox feebar bi donc jigéen bi du feebar mais góor yi ñoom ñooy feebar malheureusement góor rek lay dal loolu lañ ko mën a expliquer. waaw li ñu ko war a expliquer mooy xam nga nit niñ ko tabaxee jigéen dafa am li ñuy wax ñaari chromosome X loolu mooy définir jigéen góor nag moom benn chromosome X la am ak benn chromosome Y donc ce qui fait que moom jigéen moom bu fekkee benn chromosome X kese moom feebar beneen bi da ciy mën a def lépp parce que benn bi rek moom mooy travailler góor nag moom benn chromosome X la am donc bu boobu feebaree rek moom day feebar donc c'est ça qui fait que góor ñi rek ñoom ñooy feebar ndax jigéen ñi dañu am seen beneen chromosome boo xam ne moom mën na leen jàppale ba nga xam ni du ñu manifester feebar bi. sànq yaa ngi koy wax prise en charge bi dafa war a gaaw boo gisee sa doom di saignement boo xamante dafa tëw a arrêté wala nga gis néew yi boo xamante ne dafa tëw a rees da nga war si jóg automatiquement léegi dañ lay faral di wax ne saignement bi bu dépassé 2 heures de temps mën na andi ay complications yan complications la mën a andi. waaw xam nga comme saignement yi ci biir articulation lay nekk xam nga articulation surtout boo jëlee genou par exemple articulation dafa xat amul fenn foo xam ne fa la deret bi jëm. te bu fekkee hémophile bi dafa saigné ci biir xam nga sang bi li ci nekk fer moo ci nekk fer bi mooy ñëw déposé wu ci biir cartilage bi jàpp ci membrane synoviale bi loolu bu yàggee dafay yàq articulation yi donc su fekkee gis nga reportage bi daanaka suñu hémophile yi mag yépp da ngay gis ne ay handicapé la ñu daane ko ñoom ñëpp seen tànk yi dafa yàqu parce que tout simplement moom wax na ko y a un problème au niveau du traitement parce que traitement bi disponible comme ni ñuy waxee dans le pays donc am nañu ay médicaments yu ñu leen di defal muy concentré de facteurs yi mais comme ni mu ko waxee lu ci ëpp par don lañ koy jot ñun donc l'intermédiaire de la fédération mondiale de l'hémophilie donc tey jii par exemple mën nga am sa hémophile sa doom hémophile la mi ngi naaj mën nga yor sa xaalis bëgg dem ci pharmacie mais boo demee doo gis produit bi. xam nga te comme ni mu ko waxee produit bi dafa cher. exemple ñun boo koy évaluer comme ni mu waxee moom boo koy évaluer day doon dañuy jël benn unité bi day dem ba 100 francs 200 francs léegi bu fekkee da nga dagg léegi nga war a def benn injection bu ñu calculer poids yi des fois da ngay